wax ak lu muy wax man yow mi mën nga ko seere ñi ne ci rédaction bi yëpp waxoon naa leen ne Pape Diop lii lay wax nii lay demee amul dara loo xam ne surprendre na nit ñi et man c'est le contraire qui m'aurait surpris maanaam ñu waxoon ne Pape Diop nee na demul fekki Macky Sall man loolu moo may surprendre mais le fait que mu annoncé ne dafay dem renforcer ji waa Benno Bokk Yaakaar pour ñu nekk majorité man dama jàpp ni c'est un non événement dara xewul parce que lu ñëpp xamoon la gis naa waa ji dem mu ne Sénégal ñëpp yëgoon ne Pape Diop day transhumé sauf Pape Diop donc c'est un non événement jërul taxaw di perdre sa temps ndax ku xam politique gu Sénégal ak ni muy doxee xam sax ñi wër Pape Diop xamoon ne fii lañ jëm si et que am na yu bëree bëri yu ne ci biir yoo xam ne xëy na position bi ma toog du ma permettre may dugg ci détails yi mais mën naa cee wax lu bëri mais li ma jàpp rek mooy c'est un non événement pour man dara xewul d'ailleurs sax raar na lu politiciens yi def déclaration te du ma toog déglu ko démb ku weddi nga laaj Issa Tine moom laa romb fii ne ko Issa lu Pape Diop wax mu ne ma lii la wax mais déglu ma ko dama romb rek dem parce que xamoon naa ne fii lay mujjee. mais keroog dama dégg. alors bu mu teewaay Yewwi Askan Wi tamit wax ak moom est-ce que wax ak moom wax ak koo xamante ne xam nga ne dama ne oustaz bi ma ko waxee oustaz ne ko waa Yewwi Askan Wi nañ dem wax ak Pape Diop oustaz mu ne ma wax lu ci àq ma ne ko exactement loolu laa bëggoon a wax. was lu àq da ngay dem rek di was lu àq. mais xam nga ne doo ci jëlee ndam. événement parce que yu bëree bëri koy expliquer. xëy na xajul fii mais dama jàpp c'est un non événement Serigne te jërul sax temps bi nga xam ne moom la ñu Penda Diallo Gueye maye kas néew ak tardé gi ñu tardé jërul ñu ci perte temps bëri mais li ma ci déplorer rek xëy na mooy le timing su ma nee le timing mooy man du ma comprendre jamais la classe politique parce que mënoo jël une décision nga jël ko ba pare dem ne da ngay rencontrer le khalife général des Mourides mu recevoir la wax ak yow nga génn annoncé ne da ngay def conférence de presse ci dégg-dégg Sénégalais yu bari nga yëg ko nga bañ koo yëg nga xam ko nga bañ koo xam mu nekk sa intention mu bañ koo nekk ci dégg-déggu Sénégalais yu bari dañuy jàpp ne le khalife général des Mourides dafa am influence ci décision bi ngay jël. or ku xam tuuti Serigne Mountakha Bachir man xaw ma ko mais ñi ko xam en tout cas xam nañ ne du nit kuy nekk di influencer des décisions politiques mi ngi ci beneen dimension bu dul boobu. timing boobu dafa baaxul te il faut que les politiciens refusent dimbali Sénégalais yi ci loolu ndax tu donnes l'impression que da nga tàggoo ji damay fàttali rek Cheikh Tidiane ma nekkee étudiant sama maam bu góor ndeysaan dama daan defar samay bagage bu guddi ma ñëw tàggoo de ko maam maa ngi dem Dakar mu ne ma demal tëddi ba suba ma ne ko lu tax mu ne ma parce que tàgguwoo ma da nga maa yëgal kilifa da nga koy tàggu mais doo ko yëgal gars yi dañuy dem nag ci kilifa yi def li ñuy def ba pare ñëw toog pour wax leen ne lii lañ nar a def ñu kilifa gi mënul luul ne la taal lay say loxo ma ñaanal la nga taal say loxo nga ñaan après nga ñëw naan voilà donc pour man ce timing là moo baaxul mais pour le reste amul benn événement jëru sax di waxtaan Cheikh Tidiane mbaa xam nga ne hôpital Le Dantec bu ñu tollee le 15 août la ñu wax dañ koy tëj lundi waaw hôpital Le Dantec Cheikh Tidiane fan fii may waxee ak yow malade yi ñu ngi commencé di leen sànni ci mbedd mi nañ ko waxee noonu mu leer hôpital Le Dantec boobu Cheikh Tidiane seetaan naa démb ñu ne ay malade wax ko ne amul dox robinet yi xelleetul am na sax ñu ne dañ ko def exprès tëj robinet yi pour que malade yi génn hôpital Le Dantec boobu Cheikh Tidiane ci fan yi ñu jëm lu buñ deful ndànk lu mat juróomi téeméer ci ay liggéeykat dana ne ci mbedd mi parce que ay prestataires lañ woon foofu ci hôpital ba buñ tëjee hôpital amuñu liggéey Le Dantec googu Cheikh Tidiane ñu wax ne dañ koo war a defar tabaxaat ko mu nekk benn hôpital bu moderne boo xam ne sénégalais yëpp dañ leen ko nawee Cheikh Tidiane waxoon naa la fii bi ñu tabaxee stade bi ci Diamniadio ma ne la man de contre ma stade mais su ma sañoon bu ñu tabaxee stade ba pare tabax fii ci Dakar wala ca Diamniadio hôpital ultra moderne boo xam ne fépp ci Afrique da ngay ay nit dinañ fa jóge ñëw di faju si ndax hôpital bu rafet bu mucc ay bu moderne bu nekk fii ci Ndakaaru ma ne man loolu laa bëgg loolu laa gëm mais gëw ma stade parce que pour man dama jàpp ne priorité wu Sénégalais yi santé da cee bokk ku feebar mën a faju bi ma ko waxee fii bu ma déggee après ñu ne hôpital Le Dantec de dañ ko war a toj parce que hôpital ëppal na 100 ans téeméeri atam mat na dañ ko war a tabaxaat def ko muy hôpital bu moderne dama ne bravo lii lu rafet la mais ci fan yooyu ma dégg coow lu bëree bëri am ci mu jaral ma nag ma gëstu xool ba xam exactement lan moo waral coow li Cheikh Tidiane hôpital bi ay étranger ñoo ko war a defar am na ñu ne lu groupe Souma ay turc wala am na ñu ne ay espagnol mais en tout cas ñi ko war a tabax du waa réew mi te pour tabax l'hôpital bi Cheikh Tidiane dañuy jaay suufu hôpital bi parce que Le Dantec dafa am hôpital bi am réserve foncière boo xam ne war naa ma ci 3 hectares dañ koy jaay
mu war a toll ci 30 milliards su ma juumul ngir te bu ñu ko jaayee pare état bi da ciy dolliwaat xaalisam pour ñu mën a tabax hôpital donc Sénégal dem na ba léegi ay biens mi ngi mel ne jigéen bu dem ba amatul lu mu jox njabootam muy jaay ay takkaayam wala ay yéreem di def ci njabootam ñun ñi ngi jaay suñu ay biens pour tabax Le Dantec lu tax mu poser problème moo di ne Le Dantec 2020 le directeur bi muy Thiandoum rencontré ay sénégalais yu am benn entreprise bu tudd Genitech International ne leen moom day dafa bëgg hôpital Le Dantec ñu tabaxaat ko parce que ni mu mel nii buñ deful nag dina daanu ci kaw nit ñi ñooñu ne ko na ñi nga xam ne ñooy acteur hôpital bi maanaam professeurs yeeg médecins yeeg yooyu nañu waxtaan pour ñu xam exactement ñoom ban hôpital la ñuy xaar bi ñu waxtaanee ba pare sénégalais yooyu moom Genitech ne ñoom mën nañoo tabax hôpital bu mag ultra moderne ci place bii Dantec nekk joxe ko clé en main yokk ca ne ñoom hôpital boobu dinañ ci boole hôtel boo xam ne hôtel 5 étoiles la boo xam ne fii mu 3 hectares yi nekk fa lañ ko bëgg a def mu nekk hôpital boo xam ne comme ca Europe kilifa yi ci àdduna bi mën nañ faa ñëw feebar tëdd ci hôtel bi di fa faju ba wér ñibbi seen kër te kenn du yëg na ñu ngi fi ay président de la République ay lu mën a nekk ñu ne non seulement mën nañ loolu mais hôpital dina nekk hôpital boo xam day favoriser la recherche ba pare ñu connecté ko au monde entier ñu ne leen hôpital boobu bu ñu ko tabaxee ñaata lay coûter état au Sénégal ñooñu ne dara sénégalais yooyu ne dara 1 franc du ko coûter ñoom mën nañu mobiliser le financement bi ko mën a tabax ak ay partenaires yoo xam dañ leen di wut à travers le monde ñu mobiliser lu war a toll ci ay 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA ñu wax benn architecte bu tudd Malick Mbow waa ji dessiné hôpital bi ni mu war a mel. j'ai vu les maquettes. ñu ne hôpital boobu li ñu ci bëgg mooy hôpital bi autofinancé boppam c'est-à-dire que tabax ko boo xam ne li ñu ko tabaxee hôpital bi ci boppam dina man pendant 20 ans mu koy rembourser te du yokk ticket yi nga xam ne moom la nit ñi di frais pour dugg ci hôpital bi faju donc du nekk hôpitalu ay borom daraja mais hôpital sénégalais yëpp lay nekk ñu ne diñ bëgg mooy renforcer patrimoine hôpital bi maanaam hôpital bi am patrimoine am ab hôtel par exemple boo xam ne mën nay dundal hôpital bi te loolu yëpp remboursement bi ça doit se faire wax naa la ko sur 20 ans ñu ne est-ce que loolu mën na nekk ñooñu en décembre 2021 Genitech boobu ne mobiliser na 100 milliards yi ba mi ngi taxaw ñoom li ñuy xaar mooy ñu woo leen ne nañ def pose première pierre décembre 2021 ñu toog jékki-jékki rek autorités yi Sénégal ni mër kenn gisatu leen kenn déggatu leen ñu bind ministre de la santé kenn neewul dara boobu Abdoulaye Diouf Sarr moo fi nekkoon. bul fàtte ne janvier 2021 ñu ngi ci campagne jëm ci local yi. ñu bind président de la République kenn tontuwu leen. Cheikh Tidiane décembre 2021 laa la wax de. ñoom boucler nañ financement ba toog ci li ñu wax ba toog ne ñoom li ñuy xaar mooy ñu wóole ne leen bis sàngam ñëw leen commencé liggéey ñu dem commencé liggéeyu hôpital boobule. ñu toog bés rek. comme man ak yow di seetaan télé ñi nga xam ne ñoom mobiliser nañ ba def études yi de faisabilité yi def li ñu war a def yépp toog war di xaar pour ñu wax leen jour ñëw tabax ñu toog di seetaan télé rek gis président de la République recevoir ay sénégalais ak i tubaab ñu ne léegi choisir nañ groupe bi moo war a def étude pour xam hôpital Le Dantec nan lañ koy tabaxewaat et puis dañuy jël 3 hectares ci suufu hôpital bi ñu jaay ko suñ ko jaayee def ko ci tabax hôpital bi lii lañ ci am moo tax ñu bëree bëri wax ne hôpital Le Dantec bi c'est le scandale du siècle man ma ne xawma c'est le scandale du siècle ou pas mais li ma xam mooy comme am na ay sénégalais yoo xam ne ñi ngi ci doon liggéey ba avancé ci ba wax ne mobiliser nañ xaalis bi ko war a tabax mais au moins bu fekkee da nga bëgg a tànn ñeneen ñu tabax ko le devoir de l'État du Sénégal mooy convoquer sénégalais yooyu déglu leen wax ak ñoom ne leen ñun dañoo bëgg jox ko ñeneen nii lañ ko bëgg a defee li ngeen ci xalaat mais ñooñu comme man ak yow dañuy seetaan RTS rek gis journal ñu ne président de la République recevoir na ay étranger wax na ne ñii lañ sant pour ñu tabaxaat hôpital Le Dantec te bu tabax ko dañuy jaay suuf sa fa ne 3 hectares yooyu ma doon tudd jox ko ñooñu te bu ñu ko jaayee pare état bi dina dolliwaat xaalis pour mu mën a mat ñu jox ko Cheikh Tidiane Gomis ak Serigne ñu tabax. ñooñu sénégalais yooyu nga doon wax. ñooñu mobiliser ay fonds. ñun fan lañ ko bëggoon tabax. fii
site bi hôpital bi nekk. voilà c'est Dantec fi mu nekk. fa la ñuy tabax mais Dantec dafa am réserve. waaw dafa am suufam. loolu intelligence su Senghor la woon aussi il faut le reconnaître. soo gisee hôpital Fann amoon na réserve foncière bu bëree bëri soo demee Foire dafa am réserve foncière bu bëree bëri soo demee stade Léopold Senghor dafa am réserve foncière bu bëree bëri Dantec également dafa am réserve foncière. c'était bien avant Senghor wala. c'était bien avant Senghor wax naa ne Dantec am na 100 ans mais bi Senghor nekkee président de la République suuf soosu également dafa des Abdou Diouf da ko bàyyi Abdoulaye Wade amoon na projet wu déplacer Dantec. bul fàtte bi ci waa Dakar yu jógee ne loolu du ci dal ci la ko bàyyee mais loolu amoon na fi mais bii li tax mu garaaw mooy dañuy jaay suuf si nga xam ne Dantec moomatu ko Sénégal moomatu ko ñeneen lañ koy jaay ba pare jël xaalis teg ci ne leen tabax leen loolu Cheikh Tidiane ku la ko defal nga tabax. waaw. jërul sori. man mii ku ma ko joxoon ma tabax. jërul sori alors. léegi nag des questions se posent mooy pourquoi choix bi et non beneen choix mën nañ sax bu leen neexee ñu ne leneen Sénégalais yooyu proposé bëgguñu ko. mais pourquoi choix bii choix wu jaay suuf. loolu moo merloo les travailleurs de Dantec bu ñu jóg di yuuxu fu ne. loolu moo merloo ñi nga xam ne dëgg-dëgg dañoo xam histoire u Dantec ba fu nekk ñu fay wax pourquoi jaay suuf c'est ça la grande question lan moo tax Sénégal gii wala boog jigéen jii soxla jaay ay takkaayam pour mën a def lii alors que am na xaalis bu mu denc. alors que am na ku taxaw jox ko xaalis c'est ça la grande question Cheikh Tidiane ñu bëree bëri nee nañ leen rek moo ko waral mooy commission yi. d'accord. commission xam nga luy commission. jaayee suuf si. oui fi mu ne am na ñu bëree bëri ñoo xam ne comme tan bu seen nag bu waaj a dee. ñi ngi naaw di wër. taxaw di xaar na suuf si jar rek ñu jël seeni commission et ça c'est très grave léegi nag leen moo mën a am soit le président de la République moom Macky Sall. dañ ko induire en erreur jaay ko un projet boo xam ne xëy na xamul ne mën naa am leneen lu ko gën. wala boo xam na ko moo leen ci bàyyi. waaw un des deux. un des deux parce que quand même ndakaaru gii. ak suuf ni mu fi mel. état bi am fi suuf ñu ne dañ koy jaay pour tabax alors que am na ñu taxaw ne ñoom mën nañoo tabax sans ñu jaay man comprendre wu. te su fekkee am na ko comprendre na ma ko wax. ah man de dëgg man j'ai pas compris. ak man tam man je peux comprendre état la mën nañ ko présenter un projet mu ko dem ba ci biir xool ko ne bii doyu ko. mu seeti beneen. mais tant que mi ngi am solution bu war a éviter ñu jaay le patrimoine parce que patrimoine la. je crois que solution boobu moo gën. mais nag li nar a am fi mu ne Cheikh Tidiane mooy Dantec ñi ngi génne malade yi. travailleurs yi ils sont dans le désarroi. le ministère de la santé taxaw na ne oui il y aura un redéploiement génne na plan de redéploiement ne malade yi ñii dana leen yóbbu fii ñii ñu yóbbu leen fii ñii yóbbu leen fii. peu importe loolu c'est le travail du ministère de la santé. buñ ko deful woon ñu jàpp leen duma. parce que loolu mooy seen liggéey mënoo jël ay malade di sànni ci mbedd mi mais li nga xam ne moo war a interpeller chaque Sénégalais. chaque Dakarois man duma Dakarois. mais en tout cas chaque Sénégalais. mooy suuf soosu. au nom de quoi ñu am obligation wu jaay ko pour tabax hôpital alors que am na ñu ne mën nañoo tabax hôpital bi sans ñu jaay suuf si. waaw mais xam nga Moustapha man c'est la grande question. Moustapha man sama problème mooy leen mooy que réserve foncière yi nga xam ne. moo fi amoon ci bërëb yu nekk. bërëb yu nekk. léegi xam nga ñu koy jël di koy jaay. c'est ça man moom xam nga ci wàllu sport xam nga wax nañ ko Léopold Senghor. li ko wëri loolu yëpp. jaay nañ ko. jaay nañ ko foire bi ngay wax. foire bi jaay nañ ko te loolu man defe naa ne loolu mu ngi amee ci régime libéral bi. ci Abdoulaye Wade la commencé foofu la commencé. kii après affaire bi di continuer parce que bu njëkk ba amuloon. loolu yëpp dañ ko ba yooyu yëpp dañ ko ba bàyyi. te xam nga danger bi dafa am Cheikh Tidiane dogumal dafa am dañoo ñàkk xaalis ba ñuy jaay. c'est la grande question c'est-à-dire que est-ce que tey xam nga nee naa la jigéen ji nga xam ne yoratul xaalis këram. ba soxla di jaay ay takkaayam. pour dundal njabootam. mais état wu Sénégal foo waxee ñu fëgg seen dënn. na ñëw seen signature. dafa am doole ba léegi fu ñu soxlaa ci xaalis ci àdduna bi dañ koy am. foo waxee ñu fëgg seen dënn. ne état bi dafa liquide. contrairement ak ba fi Abdou Diouf di new ak xëy na nangam ak nangam. ba pare di jaay suñu ay biens c'est-à-dire que les bijoux de la famille. moom lañ nekk di jaay. te jaay réserve foncière yooyu Cheikh Tidiane dafa am ñaari danger. bi ci njëkk mooy dañuy jaay le patrimoine de l'état bi nga xam ne xëy na état bi àdduna mën nay dox di dox ba ñun suñu ay sët. soxla est-ce que Dantec mënuñu woon a dox ba suñu ay sët soxla suuf su nekk foofu pour tabax fa beneen hôpital wala tabax fa leneen ak leneen mën na nekk beneen mooy jaay les bijoux de la famille loolu danger la mais la deuxième chose moo di ne tey ñëpp xam nañ ne Dakar am na ay zones yoo xam ne kenn doon fa woon dëkk
da nga ko daan gis rek naan suuf si lu tax ñu bàyyi ko fi. mais suuf soosu am na ndox yu daan taa ci Dakar moo koy accueillir. l'exemple de la zone de captage. ah mais oui. Ouest Foire gii bi ñu commencé tabax foire bi. tudde ko cité des magistrats xaw fépp ñu tabax koy kër. mais ndox mi day wàcc foofu yëpp dem Ouest Foire. mu commencé taa. mu commencé taa tey am na zone yoo xam ne ci Dakar da nga daan romb rek gis suuf su bari nga naan mais fii lan moo tax gars yi duñ ko tabax. ña ko fi bàyyi woon xamoon nañ lu tax. zone de captage exemple la ci. zone de captage Serigne xam boobu ne woon Dakar xam naa ne. mais zone de captage bu daan taw Dakar ndox mu wàcc fii yëpp fa lay dem. moo tax léegi bu taw baree Dakar fa lay jaaraat dem fa. su ko defee ña fa amoon immeuble kës néew dañ koy ñàkk. kër yi day yàqu. day yàqu donc réserve foncière ñi ko daan tubaab bi ko fi daan bàyyi. xamoon na lu tax ñu ko fi daan bàyyi. parce que bien la pour état bi tey hôpital la daan teg tey. ñu bari daan nañ fa jaar di fa dem di ñëw xamuñu ne woon am na réserve bu toll noonu. hôpital Fann gi boo duggee ci biir da ngay gis ne am na suuf su baree bari su nekk si hôpital Fann. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Cheikh Tidiane mi ngi cité l'exemple de Léopold Senghor. Léopold Senghor tey am na des matchs yoo xam ne mënu ko accueillir. pourquoi parce que la FIFA dafay exiger que ni stade bi fu ñu koy teg ñu bàyyi fa suuf soo xam ne. s'il y a danger. ci stade bi ba nit ñi mënuñoo génn ñu évacuer nit ñi tëral leen foofu. stade yu bare. oui Afrique dañ leen maanaam aj. FIFA da leen aj parce que amuñu loolu. amuñu ko parking. amuñu ko parking bu yaatu. amuñu ko dégg nga te loolu amoon na ci stade bi. Léopold Senghor da ko amoon. voilà Léopold gis nga foofu oto yi di njàng. loolu yëpp pour loolu la woon. léegi fii lycée bi nekk. lycée boobu ak waaw ak kii ba ak cité boobu. waaw loolu yëpp. kii beeg moom te Cheikh Tidiane gis nga gars yi bu ñu bëggee wax def sa baat boobu ngay wax souvent tappale. waaw dañuy jël suuf si comme xam nañ ne ab léboo ngi nee toog xam nga ne Léopold Senghor stade Léopold Senghor yu mel noonu dafay am. xam nañ ne bu ñu tuddee suuf si lébu yi dinañ jóg ne nañ leen jox seen wàll souvent ce qu'ils font mooy dañuy jël benn œuvre d'utilité publique maanaam tabax fa lu mel ne lycée wala ñu tabax ca wet ga lu mel ne yu mel noonu quoi loolu xam nga pour lan la pour leewal ko parce que bu ñu ko tabaxee ba pare li ci des yëpp ay kër lañ koy def l'exemple mooy Léopold Senghor bi ñu tabaxee lycée bi soo gisee da nga ne ah c'est très bien tabax nañ fa lycée mais bu ñu tabaxee lycée ba pare la ci des yëpp dagg nañ ko def koy kër mais le problème ay nit dëkk fa ak li nga wax redéploiement ñi nga xamante ne ñooy prestataires yi mais ñi nga xamante ne ñooy malades yi am cancer ñoom déjà ils sont dans la tourmente ñooñu nan la ñuy def ba ak ñoom si seen wàllu wérgu yaram ñi nga xamante ne tàmm nañ di def seen i xaw ma ba xam dinaa ko retrouver mais am na benn tableau bu ministère de la santé génne am problème wax ku nekk fan la war a yóbbu xaw ma ba xam tableau bi dinaa ko mën a gis su ma gisoon naa la wax Fatou naa la wax Fatou am na si moom ku nekk fa nga war a dem oh la am ñoo xam ne parce que sax temps yi passé sax am na benn directeur moom nee na fu mu nekk nii day accueillir ay xawma lan ay personnel yoo xam ne foofu lañ jógee mais affaire bu doy waar non mënul ba xam nga Cheikh Tidiane lu tax affaire bi di doy waar moo di ne yu mel noonu mi ngi nii plan de redéploiement hôpital Le Dantec plan baa ngi nii ku nekk fañ la war a yóbbu ak yooyu taxal ma xool mais xam lu tax yooyu mu doy waar moo di ne ñu bari dañu am impression que dafa am précipitation xam nga déplacer ay malade dafa am durée bu mu laaj dafa am organisation bu mu laaj même waxuma sax ñi am cancer yooyu même malade yi nga xam ne sax seen état may na leen ñu mën a génn naag ma dafa am organisation bu mu laaj mënoo ñëw rek nga ne parce que biñ ko commencé wax ak le 15 août matul ñaar weer ñu ne fii ak le 15 août nañu libéré kii benn waaye mu ne ma Moustapha xam nga lu tax gars yi di précipité wu pour ñu libéré ko ma ne ko mu ne ma parce que suuf si lañ soxla te xëy na ka war a fay suuf sa ma nga taxaw ne buñ ko libéré wul du fay alors affaire bi ñu la demee hôpital Dalal Jàmm ñu ne ñii lañ fa war a dem cancérologie cardiologie oncologie pédiatrique ophtalmo dermato orthopédie biologie chirurgie pédiatrique laboratoire nangam ak nangam su ñiy dialyse ñu ne ñu nga leen jëmee OGIP xanaa mooy hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff fa nañ yóbbu ñiy dialyse ophtalmo également morgue ba également fa lay dem ñi nga xam ne Abbas Ndao fa la ñu war a yóbbu chirurgie pédiatrique am na ñu fay dem chirurgie partie 1 ñoom ñoo fay dem chirurgie générale anesthésie réanimation yu demee noonu mën na nga ko toppee noonu hôpital bu Diamniadio hôpital des enfants bu Diamniadio am na ñu fay yóbbu hôpital militaire Ouakam am na ñu fay yóbbu hôpital bu Pikine am na ñu fa war a dem hôpital Cheikh
Ahmadou Khadim bu Touba am na ñu fa war a yóbbu imaginez Dantec fële hôpital Fann am na ñu fa war a dem centre de traumatologie bu Diamniadio noonu lañ koy toppee ce qui veut dire que ni tey hôpital nu ñu koy waxee sax comment ça s'appelle kii malade yi comme ay transhumants tey dañuy jële fii yóbbu fële jële fii yóbbu fële jële fii yóbbu fële loolu dafa laaj une grande organisation parce que lii may lim nii c'est un document du ministère de la santé donc loolu déjà yombul donc est-ce que mënuñu woon a jël temps wu organiser loolu ndànk ba lépp mat ñuy doog a xalaat daaneel hôpital bi tabaxaat ko mais loolu lépp c'est le ministère de la santé qui organise ça mais encore une fois man li ma ci gën a jaaxal mooy le bien de l'État du Sénégal mooy 3 hectares yooyu nga xam ne moom lañ nar a jaay pour tabaxaat hôpital alors que am na ñu taxaw ne mën nañoo tabax hôpital sans ñu jaay les bijoux de la famille. très bien Moussa Fall mu doon vraiment lu am solo xanaa rek ñu xool fu wànneg di mujjee ak i gëtam donc ñu jaajëfal bu baax. maa ngi lay sant bu baax di wax nag ñii seetaan ne temps bu gàtt bi du ci mën nag dégg nga. waaw tey moom teel naa fee ñëw. waaw voilà temps bi gàtt na waaye kat fast track mooy am tey. waaw en tout cas ñu ngi gërëm ñi doon seetaan ñëpp am mbégte vraiment def lii ak ñoom. incha allah ajjuma ñu dajawaat fi bu neexee yàlla waxtaane waat yeneen actualité. team 3e âge incha allah. incha allah. Aïcha royukaay la ñuy daal jël ak Fatou Faye. sport.